Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers internautes. Assalamu alaikum, chers membres abonnés. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di rafetlu seen abonnement yi ngeen di abonné ci chaîne bi di rafetlu aussi intervention yi ngeen di def c'est encourageant. Voilà, di wax ne rek aussi pour ñi nga xamante ne ni jotuñoo abonné voilà ngeen abonné dinañu dimbale aussi pour ñu xam ñi nga xamante ne ni ñoom ñu ngi intéressé wu bu baax a baax ci suñu liggéey. Voilà, juste di rappeler rek ne tey dañoo ñëwoon juste pour bokk ak yéen benn vidéo boo xamante ne ni ça me semble très intéressant. Voilà, en tout cas elle me paraît intéressante. Li tax ma wax ko mooy dañoo def constat que ne couple yu bëri dañuy am problème juste après bu couple bi amee muy couple boo xamante ne mariage bi am na déjà wala couple boo xamante ne mu ngi sur le chemin de mariage, en général du aboutir. Wala bu aboutiré tamit 1 mois lay def 2 mois nga gis kërel yi commencé xuloo yeeg xeex yeeg tongo beeg lu nekk commencé ñu gis ne am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañ ciy sonn ndeysaan fu nekk di nga fa dugg pour jubaale ñaar ñooñu juste ñu amoon luñ ci jàngoon waroon koo bokk ak nit ñi muy loo xamante ne nii du lu ñuy jàtt du loo xam ne c'est extraordinaire, du loo xam ne c'est chimique, mais c'est purement et simplement naturel. Purement et simplement naturel dans la mesure où benn fleur la benn fleur boo xamante ne ni scientifiquement ñu ngi koy wooyee le Syzygium aromaticum noonu lañ koy wooyee ci turu science, mais ci turu wolof ñu ngi koy woowee xorompole. Xorompole di fleur bu ñu cueillir en Asie, en Inde, en Indonésie et au Sri Lanka. Li ci ëpp mu yore propriété anti-inflammatoire, yore propriété antibactérienne, yore propriété antiseptique, yore propriété anesthésique. Tax mu doon affaire boo xamante ne nii bu baax la. Ci kaw nga xam ni nga koy utiliser ak yan moment nga ko war a utiliser ak kan moo ko war a utiliser. Premièrement suñuy wax ci antiseptique bi rek def ñuy renvoyer automatiquement ci propriété bi mu am ba tax mu mën a faj bëñ buy métti. Ku bëñam di métti te bët jëlal benn doomu xorompole nga dëbb ko ba mu mokk wala nga boxam ko ba mu kii nga dugal ko ci biir bëñ bi boo koy soog a dugal nag dina métti day métti première 2 minutes mais bu 2 minutes yooyu jeex na dangay wërati ban bëñ moo doon métti ci bëñ yi dina arrêté incha allah. Propriété boobu mooy propriété anesthésique bi mu yore. Antiseptique bi mooy day lutter contre ay microbes yi nga xamante ne ni boo continuer di ko def microbes yi nga xam ne ñoom ñooy responsable métit boobu microbes yooyu yëpp dina leen rey. Ba tax na aussi dinañ koy utiliser pour ñi nga xamante ne ni dañuy am ay règles douloureuses ak ñi nga xamante ne ni dañuy am ay pertes blanches dañ koy utiliser tàngal ndox def ko ci ba mu comment dirais-je ba mu yàbbi ci biir nga naan ndox mi. Am na ñu bari ñoo xamante ne ni dañ koy utiliser te automatiquement dañuy gis résultat. Ñu ñëw nag au sujet, le vrai sujet c'est-à-dire garab googu lu tax mu mën a defar sëy buy yàqu, lu tax mu mën a defar couple boo xamante ne nii dafa commencé di am ay problème. Garab gi dafa di garab boo xamante ne nii boo koy utiliser day déclencher loo ay hormones ci yow. Bokk na ci hormones yi muy déclencher la sérotonine, bokk na ci hormones yi muy déclencher l'ocytocine, bokk na ci hormones yi muy déclencher la dopamine,
bokk na aussi ci hormones yi muy déclencher les endorphines, bokk na ci hormones yi muy déclencher la testostérone. ba tax na hormones yi nga xamante moom laa leen citel nii mooy la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines et la dopamine sont appelées les hormones de l'amour, les hormones du bonheur. ba tax na dañoo ne képp koo xamante ne nii yaa ngi nekk ci couple bi commencé di am ay perturbations, ngeen commencé di bëri li ngeen di jaxasoo, seen déggoo bëreetul, xamal ne moment yi ngeen di nekk seen sécrétion hormone d'amour yi dañoo commencé di wàññeeku. te am na loo xamante ni doo dem ci benn sëriñ mu lay takkal ay buum wala mu lay kiyal loo xamante ne ni da lay kii non commencé ngay utiliser xorompole bi ni nga koy utiliser mooy bu dee yow ak sa jabar ngeen nekk yéen a nekk, wala yow ak sa jëkkër yéen a nekk, wala yow ak ki nga xamante ne daf la bëgg a takk te wóor na la ne kii daf ma bëgg a takk, nekkul di fo ak man, wala ki nga xamante ne nii da nga bëgg a da nga ko bëgg a marié, da nga ko bëgg a takk jabar te wóor na la ne kii aussi pare na pour doon sa jabar, ngay utiliser xorompole bi. nan nga koy utiliser mooy bu ngeen nekkee ensemble ngeen defar loo xamante ne nii day am xorompole ci biir, ngeen lekk ko ensemble wala ngeen naanandoo ko ensemble, dina leen permettre seen organisme déclencher ndoo hormones yi nga xamante ne mooy hormone de l'amour, hormones yi nga xamante ne mooy hormone de joie, hormones yi nga xamante ne mooy hormone de la bonté. bu ko déclencher ensemble nag moom mooy tax moment boobu doon moment bëggante seen biir. bu fekkoon ngeen ñàkk a juboo sax da ngay gis ku nekk affection bi muy gën a tee amaat ci keneen ki. bu ngeen ko faralee di utiliser rek jeex na, seen ngeen mel ni ñuy doog a jóge lune de miel. ni ngeen di juboo, ni ngeen di déggoo, ni ngeen di doone ay waay, noonu ngeen continuer di melaat. su ngeen demaat ba xam ne affaire yaa ngi commencé di wàññeekuwaat, ngeen commencé di ko utiliser waat. bu ngeen koy def chaque jour que jëfee day mel ni seen union day soog a door tey. loolu moom maa leen ko jox. voilà, beneen bi pour expliquer rek lu waral ñu wax ne day permettre ay nit ñu gën a bëggante, day permettre mbëggeel bu doon raaf mu ressoudé waat. am na hormone buñ ciy wax l'ocytocine. L'ocytocine scientifique yi nee nañu mooy vrai hormone amour, parce que même animaux yi nga xamante ne nii c'est des monogames, parce que am na ci animaux yoo xam ne ay monogames lañ, du ñu am ñaari jabar mukk, benn jabar rek la ñuy am ba jabar ji dee ñoom ñu toog ba bañatee am jabar, wala ba ñu dee rek jabar ji toog bañatee am jabar. nee nañu ñaari animaux yooyu fu ñu daje premier jour, première rencontre, bu ñuy sëy ocytocine la ñuy sécréter, seen organisme day sécréter ocytocine. léegi bu sécréter ocytocine boobu moom moo leen di permettre ñu bëggante, rattaché wu ba kenn ci ñoom du bëggatee bàyyi sa morom, kenn ci ñoom dootul faale keneen ku dul sa morom. ñu ne nag xorompole bii bokk na ci liy déclencher hormone boobu ci doomu aadama. kon ku ko xool foofu rek nga xam ne kon lii lu war a logique la, ndax ñun l'homme est un animal. voilà, c'est quand même un animal la boo xamante ne ni nag souvent il est polygame. mais nag polygame bi aussi baax na ci dans la mesure où boo ko utiliser ak sa aawo mën nga koo utiliser encore ak sa ñaareel. moment yooyu nekk ak sa aawo nga am cofeel lool ci moom, boo nekkee ak sa ñaareel aussi nga am cofeel lool ci moom. ak ki nga xamante ne nii da ngeen doon waaj a marié, dem ba ci biir si affaire yi commencé am ay problème, kenn ci yéen xamul lan la, kenn ci yéen dara du dara, kenn liggéeyu leen, kenn suulul, kenn suliwul. hormones yi nga xamante ne ni ñoo nekkoon responsable amour bi ñoom ñoo ñëwatul carrément. li ko waral mooy
sama première vidéo ba déglu leen ko mooy stress ba. gis nga doomu aadama yi yennu nañ loo xamante ne nii ci seen bopp yi instant yi mbëggeel xejatul boo ko dimbalewut. mbëggeel moo xejatul ci xol boo ko dimbalewut parce que nit ñi dañoo sonn nit ñi dañoo stressé wu nit ñi dañoo ami problème koo ci laaj rek bu la tegalee li mu yennu nga xam ne kooku leneen xejatu ci. voilà c'est juste pour dire que ne noonu lay demee. encore xorompole lu baax la aussi ci jigéen joo xamante ne nii dafa bëgg a am doom. couple boo xamante ne nii dañuy sëy te am doom xawlee na manqué nañuy faral di ko utiliser parce que ci biir wax ji bu ngeen dégloo ci biir discours bi nee naa leen day favoriser la sécrétion de la sérotonine mooy lépp loo xamante ne nii mooy def góor astaghfirullah la testostérone lépp loo xamante ne nii moom mooy jël góor def ko góor mooy testostérone mooy karaw yi feeñ ci yow liy wane ne man góor la lépp testostérone moom mooy responsable loolu. léegi di jël encore jigéen di favoriser ovulation xanaa kañ góor bu dee caractère am yépp ñëw nañ formation comment dirais spermatozoïde am yi yépp normal jigéen ovulation reprendra normal favoriser wu jigéen ñi taxawoon surtout ñi nga xamante ne nii dañuy def comment dirais dañuy def planning dem ba mu yàgg nga war a reprendre taxaw du yàgg sa ovulation am problème da koy utiliser boo koy utiliser sa ovulation day reprendre normal ba pare yow da ngay mën a tee amaat ay doom. voilà juste pour ça di expliquer aussi ne boo xoolee les hindous par exemple ma jox leen exemple rek hindu bi bu muy doon xale takk jabar ni mu meloon ak jabar ji bi muy doon xale moom lay mel ak jabar ji ba muy am 90 ans boo leen gisee da ngay dégg sax bu dee ci Sénégal ñuy naan ñii mbëggeelu hindu la ñuy bëggante. mbëggeelu hindu bi nag dafa am secret ci biir secret bi nag du dara lu dul xorompole bi. maa leen ko wax xorompole bi boo xoolee am na ci ay investigation yu ma def am na benn kii boo xamante ne nii par exemple bu ñuy def mariage bi les hindous la am na lu ñuy taal noonu comme genre cuuraay di ko wëraleeg affaire yooyu dañ ciy defaale ay quelques kii wa xorompole parce que pour ma rappeler leen rek même saxaaru xorompole bi dafay déclencher loo hormones yi day tax mu am attraction. kon maa ngi ko doon fàtte couple bi nga xamante ne nii dañuy defar affaire comme defar meew tàngal meew bi def ci xorompole ngeen naanandoo ko ensemble dee leen jël des fois ay 3 doomu xorompole nga sànniwaale ko ci àndu cuuraay bi mu xeeñadoo leen yéen ñaar ba ngeen xool ngeen def ko ren ngeen def ko lu mat 1 semaine 2 semaines ba xool seen diggante nan lay mel est-ce que du am benn changement bu ci am. voilà pour bañ a guddal loolu aussi xorompole bi bu dee arab yi moom la ñuy defaree le gawa arabique ñiy déglu sama vidéo bi dina ci am ñoo xamante ne xam nañ ko bu baax a baax benn genre thé la boo xamante ne nii ñu bëri sax bëgguñu ko ndax saful dara mais dañ koy def à base de xorompole ñi ëpp nag ñi koy utiliser mooy ñi nga xamante ne nii dañuy dem lune de miel ñu ci bëri ma xam bu ñuy dem lune de miel dañ koy defaraale def ko ci benn genre carafe yóbbaale ko di ko naan parce que non seulement li ma leen expliqué woon da leen di pousser loo ñu gën a bëggante jaare foofu bëgganteeti da leen di pousser loo aussi ku nekk yëg sa bopp parce que aphrodisiaque bi gën a rëy ci monde bi mën naa la ko wax de lu naturel de xorompole la moom moo lay dimbale ci sa sëy ba kenn du la xeeb muy ku góor ki muy ku jigéen ki. beneen bi muy gommage biñ ciy def pour terminer par là gommage biñ ciy def boo jëlee xorompole bi nga dëbb ko nga boole ko ak jus de citron
nga boole ko ak jus de citron nga jël lingom nga pàccal ko ba jàmb ko ak xorom pole bi boole ko ak huile d'olive nga koy diw ci sa kanam bàyyi ko ba mu def ay vingtaine de minutes nga doog koo raxas yàlla xam na ne di nga dem ba am 90 ans te ku la gis foog ne 15 ans rek nga am voilà loolu laa leen indi woon comme recette tey wala ngeen baal ma ak asalaamaaleykum